le slam. Slam ci xol. Slam ci xel. Art d'expression populaire orale déclamatoire. Slam ci nekkin. Slam ci doxalin. fii ci 94.5 sous forme de rencontre et de chute oratoire. Mame Diarra Slam. Le slam. yoon la wu ñu tànn. yoonu xóotal sa xalaat. salaam ci xol. dëgg bu ci bañ ku la ci faat. leeralal sa baat. Slam ci xol ak Mame Diarra xamante leen ak slam xamante ak yéen ci Dakar FM 94.5 le slam. Tous les mardis de 16h à 18h sur Dakar FM avec la diva Diarra Slam. Yes, salam à tous les auditeurs et auditrices de la 94.5 Dakar FM avec la sister Diarra Slam. waa gis nga de fu mu toll nii moom xam naa ne pël yi la rek nii rek la mën a demee pël yi ak joolaay je vois que mënul ñàkk non mënul ñàkk xam nga fu mu toll nii gis nga gars yi ñëw nañu rek jàpp affaire bi mais xam naa dañuy wax ne ñii comme dañu gëj a def émission slam te dañ ko namoon moo tax ñu yàkkamti ñëw rek laa la wax nii ma gis gars yi kii ko ci suuf joolaay yeeg yooyu est-ce que sax du ino. non mais te ci joolaay laa koy boole. joolaay parce que man damay dem ñibbi sud quoi ñoo bokk sud quoi. d'accord mais damay wax rek auditrice ñu ngi leen di ziar di leen jox cër bu baax a baax fii ci 94.5 Dakar FM la rajo Bonheur seen émission slam ci xol di am. ay chaque mardi 16h. 18h avec la sister Diarra Slam. Gabi Slam. waaw Slam. 94.5 gars yi ñu namoon leen lool ci seen émission slam ci xol xam ngeen ne ñaari talaata yi ñu weesu yépp li nga xamante ne gaynde yi ñoo doon joué xam nga ne Sénégal bu taxawee ndaanaan lu rëy lu mel ni moom di jongante nag kon faw ñu bàyyi antenne bi ndaxte RTS moom amul lu dul li nga xamante ne moo di askanam donc te la ñu bëgg rek looloo leen soxal. moom moo tax nag ñu leen di wax rek ne seen émission slam ci xol daal di taxaw bàyyi lépp ci suuf Gabi ngir jébbal leen antenne bi ñu mën a seetaan seen match nañu ko bëggee moo tax ñu daal di dellu siwaat ngir nag def taxaw seetlu ci liy weesu war a dellu siwaat tey ngir annoncé leen tamit émission slam bi di ñëw kan mooy doon invité bi. Bien sûr. Et de profiter de cette occasion de voir happy birthday à tous les dentistes de ce jour. Et ñi tëdd ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp et ñi ci prison yi aussi bien sûr bon voilà ñuy partager ak ñoom la souffrance et bon voilà sur la 94.5 Dakar FM. Et comme Mame Diarra sister ni nga ko waxee slam et ñu gëj ko def nag parce que équipe nationale bu ayee bon voilà kenn ku ci nekk da ngay joxe bii noonu li gën a fort ci yow mënul ñàkk parce que un peuple un but une foi et ñu leen di ñaanal bien sûr match suba bi incha allah yàlla na ci yàlla def xéewal et njiyaat peut-être xëy na ci 2022 bi et incha allah souhaité nañu équipe nationale am trophée ñu am au moins benn petite étoile quoi. mu daal di ñëw yéene nañ ko te dañ ko yàkkamti yal na ko yàlla suñu borom defee noonu. incha allah. ñuy kontaan tamit di bég bu baax a baax di naan auditrice yu Dakar FM 94.5 ak téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo ñuy xool ci li nga xamante ne moom moo di lënd bi. ñi nga xamante ne nag ñoom ci sàbbali la ñu toog ñoom ñëpp tamit ñu ngi leen di wax rek ne ñooñ leen lëkkaloo ci buumu jokko yi fii ci 94.5 Dakar FM la radio Bonheur. Gabi, on va tout de suite démarrer avec quel artiste? Et suñu maman Fatou Yeli suñu maman Fatou Yeli et bon voilà dédicacé ko à toute la jeunesse à toute la jeunesse parce que ça parle de ndaw Sénégal actuellement fi Sénégal toll fi réew mi toll je pense que peut-être am na ay messages yoo xamante ni soxla nañu ko et muy une femme battante et di jël message adressé ko à ses fils kon ñu daal di ànd ak Fatou Yeli sama ndaw réew
yaay yaakaar bi tax bay jóg fajar gàddu gopp wuti tool ya yaay yaakaar bi tax bay yor semmiñ nekk ci àll bi taxan noor ak nawet yaay yaakaar bi tax yaay nelawatul ba yàndoor baay lekkatul ba suur ndey yeewu njël balaa ginaar di sab aw yoonu géej baay di nang-nangi ba doo xiif doo mar doo rafle ndawu Sénégal sama ndawu réew bëgguma gis benn pepp naqar ci say gët benn pepp tumuranke ci sa xar kanam benn pepp metit jublu ci yow sama tuut tànk bi wàññi ndaw sànk ndaw yow ndawu Sénégal sama ndawu réew suma sañoon doo tux ba say gëñ xuur indil la tawatu xol xatar res doo tux yàmba jëy naan sa yuur def la mbuusu yax mu amul yokk doo naan si neebar mi lay tàggaleeg sa sago def la fafal naaw bi nu naawtal ci yàqute ndawu Sénégal sama ndawu réew maa ngi ñaan buur bi yàlla mu xiir la ci ñaar xiir la ci sa diine ngir nga xam kuy sa boroom mu teg la ci yoonu njub ba doo sànku xiir la ci sàmm sa ndaw ngir nga xam fooy teg sa tànk ba doo tarxiis sàmm sa ndaw ba doo nekk xob wuy naaw ni lëppaalëp te ku la ëpp nga daanu ku la romb yóbbaale ku la fël nga xalal ndawu Sénégal sama ndawu réew tolluwaayu àdduna jéggi na dayo si neebar wër di yàq di xajale di tàggale di tàqale yow sama doom sama yaakaaru Afrique jox ma sa loxo ma tette la gindi la xamal ni la yaay satu mag yu baax ñi toppoon tànku njub yaay satu bañkat yi daanu ci toolu xare yaay satu mag ñi daan dog buumu gàcce yi yaay satu mag ñi daan aar yiir miir réew mi kon sët xamal sa bopp xam sa bopp mooy topp ci tànku mag ñi fexe leen sigil xam sa bopp mooy moytu li lay lor roy li lay njariñ xam sa bopp mooy jóg taxaw taawu sa réew defar sa réew ndawu Sénégal sama ndawu réew man sa yaay maa lay waxal man sa baay maa lay digal man sa maam maa lay xamal Afrique mooy fi ñëpp jublu Afrique mooy fi ñëpp taamu Afrique mooy fi ñëpp yaakaar lu tax li tax a tax moo tax mu tax bu taxul woon du tax li tax mooy nun noo am suuf si ñu yaakaar li tax a tax mooy nun noo am ndaw yi ñu yaakaar nun la suñuy ndaw faale nun la suñuy ndaw fonk seeni waajur fonk seen askan nun noo dese mbokkoo booloo jàppalante dimbalante wettalante moo tax mu tax ku ne réer jublu si nun fekk si nun te bu taxul woon du tax bu amul woon du am ndax fi mooy benn jubluwaay bi fi la lépp tàmbalee fi la lépp jógee fi la lépp sottee te fii la ñépp yaakaar tax ma lay dénk ñeel ndawu Sénégal sama ndawu réew fonkal sa njàng te sakku xam-xam ndax
mon pays, jeunesse d'Afrique. Prends tes études à cœur, va à la quête du savoir, car le savoir mène à la connaissance mène à la richesse, et la richesse mène au développement. Respecte le travail, sue avec ardeur au labeur, respecte ton pays, crois en Dieu, aie confiance en toi, travaille pour construire ton pays, rends les honneurs à ton drapeau, protège ton peuple pour bâtir l'Afrique des grands rendez-vous. Merci beaucoup Mama Yeli. Merci encore une fois 94.5 Dakar FM c'est une émission Slam ci xol bala ñuy wéy rek di leen di wax ku ci bëgg participer mën na envoyer texto ci 77 631 87 71 par WhatsApp yow mi nga xam ne bëgg nga participer ci émission Slam ci xol wala bokk nga envoyer ñu mail ci slamcixol@gmail.com bu ko defee nag di nga participer ci émission bi ndaxte émission bi seen émission la ma daal di dellu siwaat nag ne xam naa téléphone bi tamit dinañ ko ubbi ci 33 821 88 11 kon nag jeex na tàkk Gabi tey Mama Yeli moom nga démarré moom nga indi mu daal di wax ci li nga xamante ne moom moo di xale yi taxawaay bi ak façon dund bi ñuy dund te gis nga génération tey bi niñ koy dundee jàngat bi nga ci am. Et tout d'abord damay jaajëfal suñu technicien Demba et mention spéciale à lui. Ex-chéri. Parce que conducteur bi franchement am na solo trop parce que parfois il est fort normal ngay xool askan bi dëkk bi fan la toll et nga nekk dans le bain quoi dans ci monde musical bi quoi. Parce que la musique parle. Et slam c'est l'écriture. Et slam c'est de la poésie. Slam c'est une déclamation. Et franchement on s'est rendu compte que ni dafa am loo xamante ni dafa nekk ci slam bi. Et parce que mine de rien il y a des gens yoo xamante ni dañuy déglu slam bi et ça le conscientise. Et dëkk bi fu mu toll stress bi xat-xat bi dafa soxla parfois ñuy déglu musique bi wax ak yow quoi. Et je pense que Mama Yeli elle a tout développé ci ndawu Sénégal par rapport ak dëkk boo xamante ni pare na pour dem. Par rapport ak dëkk bi nga xamante ne pare na pour dem nga daal di ci def jàngat bu am solo. Mama bi Yeli mat la mu doon. ñu koy jaajëfal di ko jox cër waaye slam nekk loo xamante ni gars yi bind ba la ngay bind bu ko nit ñi dégloo rek dégg. te képp koo xamante ne da nga réer nga bëgg a génnee ko boo dégloo bu baax a baax bañ ko dégloo xol te dégloo ko xel rek dana am la nga ca jëlee te tey bu ne xale yi façon dund bi ñuy dund ak yi ñuy tux léegi ak yi ñuy naan ndax dañuy jaar rek ci digg bi ndaxte li ñuy tux ak li ñuy naan leeral na lépp surtout bari na ci li nga xam ne mooy artistes yi soo déggee ma wax loolu dafa ci am ñu ma ci xam ñoo xam ne boo waxee mu ne la boo tuxee ba xëcc ko da lay jox inspiration boobu nekkul la nga xamante ne lu naturel la. non. te soo ko xëccee yow mi muy jox inspiration ndax mën nga ci continuer dafa mel ni pour nga créer dara jox ko li nga xamante ne moom mooy fans yi jox ko askan wi. ñu mën ko jëriñoo il faut que yow nga daal di xëcc li nga xamante ne lu bon la. ba noppi mu jox la inspiration nga mën ko bind kon léegi ñeneen ñi war a bind est-ce que ñoom saa su ne dañu war a xëcc. Ah non. beneen bi ci des mooy ñenn ñi nañu ko jël xëcc ne man mii kat pour ma nekk ci il faut que ma jël butéel bi il faut que ma naan. am na ñi koy def daal di jël def mu yem waxuma ne dafa baax mais nga jël def mu yem dem nga gis koo xam ne dafa ñëw la nga daan def ku ci waroon jël kaas moom mu jël ci 2 fukki kaas. Par la suite lañu bëgg di bëggal nit ñi bëgg nekk star bëgg nekk ci mbir mi bëgg nit ñi jàng ci ñoom loolu yépp dootul mën a am nga gis ka nga xam ne boo ko tàmbalee commencement ba nga tàmbali ko nag di reetaan pour une première nga tàmbali ko di reetaan boobu noonu saa booy dof nag mu di la yóbbu reetaan googu ngay continuer ba faw
Ah, bien sûr. boo ko tàmbali woon di jooy noonu ngay xëy di jooyee boo ko tàmbalee ba pare di waxtu noonu tamit bu la yóbboo sa xel mi noonu ngay xëy di waxtoo dabi. Effectivement, parce que tout accès est nuisible te roy dàq. xam nga ñun dañuy roy faral di roy Afrique dañuy faral di roy ba pare dàq et roy dàq boobu je pense que peut-être société bu ci nekk da nga war a xool li méngoog sa askan. nga koy def. En tant qu'artiste en tant que porteur de voix parce que su ma nee porteur de voix artiste dafa am loo xamante ni peut-être jaaduwul. dans le monde de la culture en tant qu'artiste. Parce que celui qui s'est engagé ne artiste la je pense que peut-être am na loo xamante ni wareef la digganteem ak askanam. et loolu je pense que peut-être xëy na bon voilà kii woote nii na ma bàyyi. ñu muté quoi son bi la ñuy muté. mais je vois que xam nga mi ngi dóob parce que damay profiter de cette occasion pour souhaiter. happy birthday waaw à Capo Lyrics. parce que tey le birthday am à Capo Lyrics. déet kon nag. Capo yónnee leen ko nag étoiles yi kër yi. non franchement bonne nouvelle merci beaucoup. vraiment merci beaucoup gars ils sont vraiment voilà ñu ngi ñuy suivre ci réseaux sociaux. et franchement ñu leen di jaajëfal bu baax aussi. waaw mais ñoom tamit il faut que nga jàllale leen xam naa ne samay bët moo gën a baax say bët kon jàllale leen ñoom ñi nekk ci réseaux sociaux yi. instant bii nii même Keba mi ngi ci biir parce que je pense que ñoom dañoo namoon lii waa amee bien sûr peut-être bëgguñu woon peut-être xëy na ñu toog benn durant boo xamante ni peut-être dañu toog à l'antenne parce que jox leen li nga xamante ni mooy seen overdose ci slam ci écriture. parce que dañu ko gëm dinañ ñëw taxaw seetlu léegi ci moomu Capo Lyrics ci Keba le gladiateur ci bonne nouvelle ñoom ñëpp daañ ñëw ci ñoom léegi def ci taxaw seetlu ndaxte slam bi pour ñan la pour nouvelle génération la nouvelle génération jeex na tàgg slam bi pour yéen la ndaxte bu ñu xoolee tey jii ba nga dugg YouTube tey xool tey vues yi xool commentaire yu mujj yi nga xam ne xale yi ay ndaanaan lañu dañu ñëw fekk ay ndaanaan di jàng ci ndaanaan yi ñu ne déedéet duñu bàyyi aussi dañuy continuer jàng mu dëgër dañuy continuer ils sont nombreux franchement pour que boo koy lim da ngay juum quoi parce que tout dernièrement il y a Bébé Fa qui vient de sortir benn affaire boo xamante ni su ma juumul après dembam ñu xool ko ci YouTube bi Bébé Fa elle vient juste de sortir benn affaire boo xamante ni proclamer naa noppi ñoom ñëpp ñu dem tuuti ba ci kanam dinañ ci ñëw waaw ba ci kanam léegi li ñuy def mooy dañuy indi benn morceau ban morceau nga ñuy jox rek pour ñu baddil ko auditeurs yi loo xam ne lañ leen di baddil yéen téléspectateurs yi auditeurs yi lañ leen di baddil moom lay xaar rek mu daal di ma koy jox ñu baddil leen ko bu ko defee nag ñu daal di ubbi téléphone bi ngeen mën a woote ci 33 821 88 11 ci seen émission slam ci xol slam ngeen dugg déclamer li ngeen bëgg a déclamer parce que loolu ñu fi tax a toog ndaanaan yi kon ñu ci biir on va tout de suite enchaîner avec de ces dirigeants sans scrupules. Si je parle, je ne parlerai pas de ses blessures et sûrement pas de son sous-développement. Je ne prononcerai pas ces mots de déception. Mon intention, c'est pas de raviver les coups du passé. Je ne parlerai pas de son présent chamboulé, de son futur incertain et de ses enfants battants. Mais je parlerai de l'Afrique natale, terre natale, pentale aux yeux de ces femmes fatales. Je parlerai de l'Afrique de Thomas Sankara, de l'Afrique de Nelson Mandela. Je parlerai de l'Afrique de nos érudits et de ses héroïnes. Si je parlerai de Cabral, de Nkrumah. Je parlerai de l'Afrique de Kadhafi et de Lumumba, de ceux-là qui ont donné leur âme pour que l'avenir de l'Afrique soit pavé, de ceux-là qui ont su braver l'histoire blanche ensoleillée de champs nègres. Oui, si je parlerai de ces hommes intègres. Je ne parlerai pas de ces guerres intertribaux, de sa terre morte, de sa jeunesse engloutie dans l'Atlantique, de ses biens publics détruits sur les cieux désolants pour des divergences politiques, de ces assemblées, des échos au bord de la faillite. Si je parle, ne m'interromps pas. Quand je déclame les larmes de ma mère qui souffre de soif des rires des vagues de la mer. Ne m'interromps pas quand je parle du berceau de l'humanité. L'Afrique terre des accords. Car ici,
Ici, nous vivons la hochée de nos pas, des pas. Car ici, nous chantons la beauté de la terre verdoyante, de la terre qui cantonne nos rires, mélodieux radieux sous les battements d'une pluie de rire, sous les battements de nos cœurs pleins d'ardeur et de ferveur, sous les battements des tambours du soir, car c'est mon continent natal. Pental de ces jardins d'orchidées, clapotis de ces capots merveilleux, de ces moments d'enfant crucial. Si je parlerai de ma souffrance pour mon continent et non de sa situation économique ni géographique, car c'est une terre unie jadis. Je parlerai de cette Afrique que je respecte tant. Je parlerai de cette Afrique que j'aime tant, avec ses tant de problèmes et mes compagnons de pas. L'Afrique de mon cœur, l'Afrique de Lucie, d'Aline Suteo, l'Afrique de Bamba, l'Afrique d'Abeyasian. Je parlerai de l'Afrique de la mer du Libéria, de l'apartheid, du génocide de Rwanda, de l'or de Sabadola, de l'uranium du Nigeria, de la révolution Torodo, des champs de manioc du Togo, de l'Afrique de Norbert Zongo. Je m'acclamerai pour le salut de ce continent. Je proclamerai pour que nous cultivons la solidarité, la tolérance, afin que nous récoltions la paix, le salut, continent du salut. Je réciterai les récits de nos djambars. Je chantonnerai les éloges de l'Atsuka Bengone, les éloges du Samori, de Sundiata du Mali, de Touré de Conakry, de Tchalamine, les éloges du Damelo Kayor, de l'Afrique de nos tirailleurs, de ces mousseaux porteuses de liberté, de révolution. Si je parlerai de cette Afrique, là où le temps ne compte pas les pendules figées, de l'Afrique continent à mille vertus érigées. Je parlerai de cette Afrique. Si je souhaite parler, si je souhaite déclamer, je parlerai sur cette Afrique. Slam. Compilation de textes de Slam, Mame Diarra, je pense que peut-être déglu nga la reine du Sud. Slam. Salam. Capolyrique, Philippe Antidote. Happy birthday, frère. Longue vie à toi. ku nattul du teggi de waa kii moom nan lañ koy souhaiter joyeux anniversaire ku nattul du teggi kii nan lañ ko koy man damaa bëgg xolal yow nga baddil ko sa bopp ba pare xam nga da ngaa neex. Non, loolu tey dama la koy jox soo paree defal ma vidéo yaa Gabi soit happy birthday. Waaw non man je vois que y a tout le collectif des slameurs qui ñu ngi lay souhaiter une longue vie. Waaw gars ay ndaanaan lañ gars xam nga rek salaam bi déggoo la ma la benn numéro la benn tur la. Mu gis nga yow miy nattuloo gis nga esprit de solidarité. non mais Capo nay natt. Waaw ndax moom nee na ku nattul lu teggi Capo nattul moo tax il est tellement motivé Capo teggi yow. waaw jokkoo nag ñun ci 33 821 88 11 kon jeex na. dama bëgg nga dugg de nouvelle maison. nga saluer de passage nga souhaiter une très bonne écoute à ceux qui sont là-bas. Mais ñoom ñëpp parce que kër gi la maison. parce que temps damay gis ñu ngi liggéey bu mucc ayib. ndeysaan ci kan bi. te loolu c'est à solliciter moo tax ma ne c'est la maison. depuis monument de la Renaissance plateau bi. ndeysaan. et franchement da ngay gis ne dañuy liggéey bu rafet te askan bi li ñuy def ñoom dañ ko soxla. waaw mais moo tax man du ma bëgg di wax parce que dafay mel ni booy wax ci sa bopp mel ni da ngay defal sa bopp promotion. waaw loolu moo tax man du may bëgg di wax. xaw ma ràcc féetale sa kanam. ku ràcc jëmale sa kanam mu dël la. li ma mën a wax mooy askan wi ay ndaanaan lañu. ay góor lañu. te ñoom ñoo tax ñun ñu nekk fii. ñun ñi nga xamante ne nag dañoo toog fii. ëpp ñu leen xam-xam. yàlla moo dogal ñu daal di féete fii. waaye ñu jar nag ñu toog fii war a liggéey lépp luñ leen war a defal ñu war ko mën a def nag ba ñàkk tooy xëpp. parce que jar nañ ko ndax ñoom seen mbégte mooy suñu bànneex. seen mbégte mooy suñu bànneex. sans ñoom
RTS mënta dem moo tax RTS jox leen cër ñi nga xam ne mooy askan wi ne leen lépp yéen a et ñuy souhaiter une très bonne écoute gàcce ngal di leen wax gàcce ngalaama ndeysaan gàcce ngalaama encore et suba je pense peut-être xëy na match équipe nationale bi ñu waaj ko bu baax kenn ku ci nekk bien sûr la nga mën ci sa xol nga fas ko def et su ma retourner ci la reine du sud boo ci retourner ñu ne Slamari Kéba gars yi dama ni lépp lu ñu am rek ci waajal suba nañ ñu ko bàddil fii waaw ñu ngi jéggalu nag sànq am na dog-dog bi am ci diggante bi donc xam nga ne mbirumu sàbbal yi moom ak lënd moom lu nekk nga ko mën a déggee donc lu nekk mën na cee am parce que day bette kon ñu déglu la voilà et su ma ñëwee ci la reine du sud parce que sànq dafa ne si je parle et si je parle je vais pas parler de ce continent et de ses hommes politiques mu wax cité ay ndaanaan ñoo xamante ne xeexal nañu Afrique bu baax ñoo xamante ne peut-être xëy na tey génération bi am na ci yoo xamante ne fàtte nañu ñooñu mu nekk histoire mais écrivains yi poètes yi ñi nga xamante ne au moins am na fu ñu def seen biir xol continent africain bi et sans oublier que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et parfois dañu koy fàtte mënuñu ko fàtte xanaa dëkk jamono métti rek moom moo tax waaye damay naan xane léeg-léeg jamono métti xam nga da ngay gis kenn kuy dox ci bedd nga di ko nuyu sax nga ne diw de faalewu ma fekk bañu la faale mais xel maa nekk feneen xanaa ne tolluwaayu jamono la moom la yaakaar ndax xale yi fàttewuñu seen mbatit ak seen boor moom moo waral nag ma naan ne téléphone bi dañ koy ubbi waat ci 33 821 88 11 waaye dem seeti ndaanaan tamit ci biir ndaanaan yi muy Maysa Mara jàpp jeng teg ci kaw jaat jagatee ji koy jaaduwul demee ko sëg suuli sëf ci suuf suul jàll xarit kaay ma wax la samay xalaat dénk ma say nopp ma toqal ci samay xalaat gaa yi kar nañu dëgg siif siifaat ñu jàpp dëgg fàdd fàddaat dëgg jib ñu gàntuwaat saaga nañu dëgg toroxal nañu dëgg waaye taxul ba léegi dëgg sëgg ndax mooy kii lakk seeni taat am nañu dajaal ngemb ngir ñu këf suñuy xel teg ci kaw jaat suul dëgg jëmbat ji koy iblis ngir mu naat bëri na kilifa yu jaay seeni baat di ñaaroot njublaŋ iblis se leen may baat am na ñuy wax di yàq ay baat ngir jaxase suñuy xel di ko bamtuwaat ci suñu gaal am nañu bëri wax tax am baat te ku wax dëgg ñu dëgg sa baat di nga wax dëgg sax yëkkati sa baat ñu lay artu naan la noppil balaa ñu lay faat ñaata doomu aadama la caabi fiitee ginnaaw ci lu dul dëgg lépp rek ndax lu ñu doon ay nitu dëgg ñaata doomu aadamaay dundee riba gaaw ci féewale yàkkam di xibaar te duñu wax mukk lu baax saa waay askan wi tànn la rang la bàyyi ñu bëri tippoo la jiital la nga dig leen aafiya say kàddu tax ñu naw la topp la nga la kon bul wàcce say waggu kilifa lu fen la ndëmal dëgg dina ko leeral ba sët muy wutu guddi tey bët set na ku dëkk ci di wax dëgg nag ñu ne dof la Cheikh Anta doy na ma firnde tey Sénégal ak Afrique sowu jant nangu nañu di kàngam la salaamaaleykum asalaamaaleykum ma dénk la mbooloo nga réeral leen ma jox la dër bu ñuul nga soppi weex ma jox la nguur nga foog ne du jeex ma jox la dooley góor ngay dóor jigéen ma def la góor ngay góor jigéen may la ànd la góor nga taamu sa moroomu jigéen ma jox la njaboot saytu woo ci kenn gedd say doom gindi woo lenn sàmmal ki la boot nit ki la jox ween sa way jur wu góor def ko sa teen ma jox la koom-koom joxoo ci kenn ma jox la xam-xam tabaxoo ci lenn ma jox la làmmiñ ngay wër di fen ma jox la xel nga fàtte sa waréef ma jox la xol dugaloo ci mbindéef ma teg sa loxo réew lëmb ngay dëkkee gar ma wan la aljanaak li mu ëmb nga taamu Lucifer gone geeg tànku neen bis bu ne xiif di ko xeeñ million nga teg ci benn ceen teg ci naan doo joxe ci neen oustaz si réew mi bul sànk xale yi sëriñ bee kuréel bi gindil ma taalibe yi ma ne bukki doful xelama ko wër bukki doful xelama ko wër ngir am ci suux bi moom dalay tër du la baal bu doon sax dafa fër ngemmu na def boppam mbër njub lan mooy gàllaajam alal ak nguur di sëriñam ragal dëgg moo ki ñañam ñuul biir a tabaxi li jaasam diineek mbaax nga gàntu liggéeyal maabo sànku sa leeru ruux faatu
ku topp borom bi antu dëgg bu dul sangu sa leeru ruux yaatu leeru jamono nee na selaw ndax ñi def àdduna seen ker ku alal tiital ñu ëf sa xel jiital la ngay xuus di nelaw bëgg a am muur deret tuur ay yuur sa ruux xuur ñu lay buux nguur ngay fuur doo suur bàyyi nuur ngir nguur kuuru malaaka bi lay yoor njur law bi matu ko ndey joor muy tulu ba lay cof ngay goor baaxal ba dëgg ne la yaay gor ñu ne ku bëgg a falu faw sa loos gudd kon lu tax gaynde di buuru giléem mbokk booy dox te solo mbubb noo def sa biir feeñ fii na ko sa loxo gudd ñëw la saawaay mënoo lenn xamal ko ne nopp yi gudd taxul mbaam ñàkk geen ñu ne ñoo moom guddi jëlal weer li des bàyyi leen ñu ne kenn du leen tudd mbaa yéen jàmm ngeen mbokk faw ñuy bàyyante xel musu ci dëng xel muy di yàqante der ndax baaxurul di fer te nampal ko mooy suñu ker lu dul jàmm ko gën faw ay màmm jàmm ko gën nañu ko jëmbal suñu biir xol ngir mu dundee bala gi nu sol jàmm màgg sax ci xol yi meññ loraange àdduna ne nem na góor def fi góor jigéen def fi jigéen góor nag sub gee ci cëru càmmin fa mu ngemboo jom teg ci gàtt làmmin jigéen góor day xool démbam kon faw mu farlu takk sërëm na gone def fi gone mag def fi mag gone day diju ci ba mu ci saanam wuti xam-xam teggin defar diwaanam mag mooy kilifa rayukaay yi maçon yi war a sakk jàddukaay yi mooy ki war a jub-jubal ki war a defaru defar ki war a baax-baaxal ndax ki baax sonnul ki bëgg a baax sonnul ki bañ a baax ak ki bañ keneen baaxul sonnul waaleykum salaam vraiment nañ ko jox vraiment kër yi bu baax a baax lii woo tax ma ne ndaanaan la ñëw mu di Maysa Mara xalima bi ñaw lool nga gis li mu nafar li mu nga xamante ne xalaat na ko daal di koy bind xalimaam ñaw lool mu nafar ko ba pare daal di tari mu nekk lu am solo te boo seetloo mu ngi wax jikko te c'est très important moo tax ma ne la bu ñuy def taxaw seetlu ci islam bi moom nekk na koo xamante ne am na xalima bu ñaw ci jamono yii nii islam bi fi ñu toll léegi tamit gis naa ay xaleel yoo xamante ne ñi ngi fi comme ku mel ni tey ku nattul du teggi waaye moom xam naa ne nattul moo tax fu mu toll nii teggiwul moom Capo lyrics jaar na fi waaye xale bi am na talent macha allah dégg nga xalima bi ñaw na ndax dina continuer noonu dégg nga wala déet je sais pas ndax nag léeg-léeg xale yi dañuy commencer di gëstu di jàng di xool seen mbatit seen mboor di bind lu ñaw di laajte tamit parce que mbind mi fi mu toll il faut que ñu gëstu ni suñu mama yi li wax dem xool yi mag ya bien sûr xool ñi nga xamante ne jaaroon nañ fi te bind bàyyi fi bu ñu sukkandikoo ci ñoom ak booleeg seeni xam-xam seeni xalaat ak la ñuy gis mën nañ am lu ñaw rawatina kii tamit mu di le gladiateur dégg nga moom tamit xalima bi ñaw na te tamit am na lu mu boole dégg nga ku ci nekk dafa am benn femme loo xamante ne mi ngi ci yow te loolu mooy def créer différence bi mooy créer différence ma souhaité de cette occasion waa Rufisque ndeysaan école yi nga xamante ne actuellement Kéba mi ngi tàggat ay xale ndeysaan mi ngi tàggat ay xale ci li muy def di leen jàngal bindin parce que là il est temps que Afrique jeunesse bi bokk ci taarix et taarix boobu je pense que peut-être moom la écrivain yi ou moom la slameur yi di liggéey pour bokk ci taarixu Sénégal taarixu Afrique et dafa jot bien sûr parce que là boo gisee Kéba nekk ci école ak ay xale yu tout tànk di leen jàng bind tey actuellement fi lecture toll wala tey écriture fi mu toll ñu rafle ko lool ñu gis ay jeunes yoo xamante ne ñu ngi tàggat ay tout tànk ci loolu et franchement xamul lu ñuy wax lu dul gàcce ngalaama ndeysaan gàcce ngalaama rek lay wax gàcce ngalaama am na ay xaleel yoo xamante ne ñëwaguñu comme ku mel ni Bébé Fa ndeysaan mi ngi bëgg slam bi ci biir xolam tout dernièrement maa ngi koy wax sànq dafa génn benn extrait mi ngi xam naa ci kanam danañ ko découvrir dinañ ko découvrir moom Bébé Fa
waaye ñu xam ne rek ne dans peu de temps Inch'Allah. Bébé Fa dina fi ñëw waaye talaata bi di ñëw kii nekk invité Salam ci xol moo nekk Qui n'est invité Salam ci xol, je pense qu'il est de Keur Massar. xam leen ne émission bi seen émission la fu ngeen mënti nekk bu ngeen xalaatee ne fan lañ leen di mën a jotee bu ngeen envoyé texto WhatsApp ci 77 631 87 71 bëgg participer ci émission bi bokk yaa ngi ci biir ñeneen ñi nga xam ne ku ci nekk tamit war nga am sa retour yéen ñëpp di ngeen fi jaaxaat inshallah mais juste rek pour waxtaan ci islam bi xale yi tolluwaay bi dañuy ñëw nga joxaat ñu beneen morceau boo xam ne moom la ñuy jox auditeurs yi ñu bàddil leen ko bu ko defee ñu daal di dellu si waat ci taxaw seetlu bi. C'est donc bokk ci actuellement ci taarixu France. ci ku ñuy wax ci côté culture. Il s'appelle Moussa. Et franchement il a une plume extraordinaire. ndaanaan la nag. dañuy déglu track bi. ndaanaan la kon ndaanaan bi ñuy wax nañ ko déglu. La route. La route trace le chemin sur lequel l'homme chemine, avec des idées dont il se nourrit. L'homme avec sa route, l'homme avec sa roue, ses ponts, ses élans, s'arc-boute sur sa destinée pour un chemin clément. La route peint des coupures sur le tableau de la vie dure ou pire, enseignant la vue, enseigne la vie. Souvent, elle se limite ou perdure, semblable à une pierre abandonnée. L'homme s'y étire et s'entire. Quand la distance fut conséquente, on lit son visage traversé de séquentes, comme si l'épuisement avait du mérite. Quand elle est courte, elle est lourde comme une perte lourde, celle d'un être cher qui a laissé sa sueur et sa chair dans une chair. Celle de la vie. Celle de la vie. Celle de la vie. La chair de la vie. Celle de la vie. La roue accélère et la route se resserre, devenant sombre puisqu'elle est bordée d'ombre. L'homme dans des ruelles obscures se procure des coups sûrs, mais rué de coups, il se secoue et se relève, chemine de nouveau sur sa route avant qu'elle s'achève de nouveau. L'homme tente et rebondit, soulève la tête, guette le bonheur, le saisir, tête le bonheur, le désir, plus que sa route roue qui roule, sa route s'achève dans l'ambiguïté. De l'an et là sa vie s'acheva, la route s'acheva comme elle débuta. La route c'est la vie, la route avec ses buts, chacun a son but, chacun le perçoit comme moyen de survie. Dire chaque centimètre de la vie me fait sentir mettre mes envies sur les sentiers de la route. Constitue finalement mon but, j'ai spécule, mais c'est mon but. La route c'est ma route, c'est votre route, c'est notre route. Elle chemine, nous cheminons comme une roue qui roule.
Ah, merci beaucoup. Merci encore une fois, Dakar FM, la radio bonheur. Mais ndaanaan la man waxuma parole yi dama ko jël teg ko fële. Mais son bi moo ma yóbbu vraiment ci beneen level. Ouais, moi j'adore parce que nee naa leen slam innovation la. Ku nekk ak ni nga ko sentiré. Kii slam na sans benn instrumental dugg ci. Tey nga di ko yëg. Kii slam dugal ci instrumental kii dugal ci benn instrumental ku nekk à ta façon. ni ko sentiré. Mais vraiment Moussa, moi je dis chapeau, respect. Ouais. Et franchement. Et merci à vous tous qui adoraient cette très belle chanson. Et de passage, ouais, c'est vrai que nous venons de souhaiter une très bonne écoute. Ndeysaan ñoom ñi nekk France. Ceux qui sont de la France, bon voilà, nous venons de souhaiter une très bonne écoute. Et bon voilà, bu ñu jógee ci Moussa, je pense que dañuy daw dem ci Bu Nabi. Ouais, mais balaa ñoo dem ci Bu Nabi. dafa mel ni liiral bébé fa. Waaw. Moom ama mardi bi di ñëw. Ki ñu nar a invité moom mooy l'infatigable. Beneen mardi bi ñëw day tombeek le 15 février. Mais le 14 février moo nekk Saint-Valentin. Léegi nag ñu fanaanoo mbëggeel yi ci biir xol yi. Non mais moom par anticipation. yaru leen su ma leen moo tax il faut nga ñëw ci. samay bët baaxul ci dugg par anticipation. dama ne. léegi ci kanam tuuti ñu déglu trackam. xaaral juste ci kanam tuuti balaa émission bi jeex ah. kon nag ñu daw xool yi bébé fa liggéey. xanaa le 14 février. teebaa ngi nii. 14 février moo bébé fa maa la may ci li nga wax maa la may lii. waaw dañuy daw dem seeti Bu Nabi. waaw voilà. président dañ la jiital ngir soxla askan wi bul taar réew mi lu waay mën a gor bàyyi fi bànqaas bi mu toog bu bañee ndong lu toj bu toj sa ànd dootoo am foo toog yaa ngóog ànd baa ngóog sunu boroom jàmm lañu ñaan sunu boroom jàmm lañu ñaan ay du yem ci boppam boroom doo mën a jaamu yàlla boo amul jàmm salaam doo mën a jàng boo amul jàmm salaam doo mën a liggéey boo amul jàmm salaam doo nekk ci jàmm boo amul jàmm salaam boo amul salaam doo tal ngalam doo tal xalam ñu nekk ci làmb sax soxla nañu salaam ay safaanam koo taxaw ci kanamam lépp ay fanam jàmm lañu ñaan nañ xam njëriñam dañu koy doxe ñu koy sàmm salaam xalaatal balaa ngay taal ay wala ngay xamb taal waay bu la ko dara jaral lu mënti doon dootoo ko tal sunu boroom jàmm lañu ñaan sunu boroom jàmm lañu ñaan ay du yem ci boppam boroom moo gën fii gën fuñ jëm ku ne war na ko jëmbat ci xolam koñam beddam dëkkam ak réewam fu mu ñàkk ñooñu jaan nañu yërëm amul njëg moo gën i dërëm buñ ko yemele si wax nañ koy doxee di ko jëfee ay musiba la buñ ko kafee yàq gën a gaaw defar nañ woote jàmm ak fuñ mënti far sunu borom jàmm lañu ñaan sunu borom jàmm lañu ñaan ay du yem ci boppam borom
musiba la moo gën a yées bala yàq na Irak Libye Syrie jeexal na waa Rwanda kifloo na waa Somalie sonal na waa Palestine jàmm salaam rekk wut foo mënti far ci jàmm ngay mën a jaamu yàlla àdduna mënuñ koo jeexal fii lañ koy baax salaam nañ ko rafetal munoo nekk ci jàmm ne keneen du nekk ci jàmm président dañ la fal ngir soxla askan wi pour taar réew mi lu waay mën a gor baa fi ba xaas bu mu toog su bañee nog lu toj yaa ngoog ànd baa ngoog boo yàqee sa ànd dootoo am foo toog salaam jàmm la ñuy ñaan salaam jàmm la ñuy ñaan c'est très important tey nga daal yi ñuy indil kii di Capoleris ouais bien sûr vraiment mu ànd ak jamono fu mu toll nii parce que man damay wax ne ay président ñoo fi nekk parce que ay président lañ parce que ku ci nekk yaa ngi xëccoo réew mi te nag képp ku yàlla tudd ne yaa fi nekk président ngay doon kon am na tànk boo xam ne noonu la ñu war a mën a taxawee ci kanamu askan wi ak nañu war a xoolee da ngay gis fan yi ci lënd bi nga gis wax yu ñaaw yi ñuy waxante kilifa yi ñoom ñu nekk royukaay ci bépp xeetu teraanga ak jikko bu ñu demee wàcc ànd googu nekk ca leneen waaw léegi kon xale yi nga xamante ne ñoo nekk tey di ci internet bi ñoom di saaga di wax yeneen yi kon bu boobaa nan lay demee dafa mel ni ñoom ñi nekk royukaay ñu ngi leen di topp kon nañu bàyyi xel bu baax a baax bu ku nekk rek bëgg dara rek ba tax na ku nekk di def lu ko neex vraiment ñuy wax ne merci damay kontaan lool ci morceau bi nga indi ñu bandil ko ñooñu nga xamante ne moom moo di auditeurs yi waaye xam naa tamit ñi fi jot a jaar ñoom Mame Yaxi Lalo vraiment xale yi Mor Yaxi Lalo di doomu Mame Yaxi Lalo moom ak Crispa dégg nga actuellement mi ngi je pense que est-ce que waaw Crispa waaw Crispa bu fii nu mu tuddati Malika Plage waaw moom Crispa ñu ngi koy ziar bu baax a baax di tamit nuyu kii tamit di ko ziar Mor Yaxi Lalo ñoom tamit ñuy kontaan ci ñoom ndax xale yoo xamante ne ay xale yu am talent ay xale yi nga xamante ne tamit seen xalima ñaw na ku ci nekk ak sa façon ni nga ñëwee moo tax boo seetloo xool leen boo demee YouTube Salam ci xool ba gis leen moom mooy loolu kon ñu lii ndax xam naa ne waxtu bi lee mujj jot voilà dañuy daw juste dem seeti Kéba parce que bon voilà on peut pas parler non Kéba le gladiateur voilà Kéba ñu daal di ànd ak Kéba rek ñu jël ko tàggatoo wee ko ndax comme waxtu wi jot na comme waxtu wi jot na 100 000 enfants talibés seraient forcés à mendier quotidiennement par leur maître coranique. L'alerte a été donnée par l'ONG Human Rights Watch ce 11 juin. Des enfants pensionnaires dans les écoles coraniques qui seraient également victimes d'abus sévères et de négligence. Selon l'ONG, 16 d'entre eux. sabat ci kaw ni ci juróomi at lañ ma tàggat wéer sàkket sa diggante rakka ci mag ndaamaar lam soccet waaye keroog bi ma ne fa cëpp ci laalaaleeg yat waaye teewul ba def naa fay at saa yu fajar mësaana jot noom ba tax ma geddaat ndis gi ñii di ma ree ndax saa melokaana raw simb dëkkee ci nguur baan ci rek ñeexu dimb ñàq di ñeer si saa dëkk bëri ëq wow kokk ni kekk di xeñ bekkoor ni sangu amel naa ko bor ndax bu ñuy di raggoo ci salle de bain ubbi sa sac grand car may rang ci taataa sa yan dégg boo ma xur may rang ci taataa sa yan dégg boo ma xur ne fii du pos gu xaay du nijaay fii du ndey te du bàyyi wéet ak saa taqandeer suuf ci di saxaar waaye du teeni dina yelewaan ak tànku neen ne góom ya tàmbalee sax naaj bi di bax mar naan say gët teguwul ci ndox fii àddunaam àllaaxira dama xamatul sax maa ngi ci ban am na solo
am na solo mais waxtu wee ñu dab waaye nag waaw lu munul ñàkk la mais dinañ ci dellusiwaat ndaxte moom ci boppam war na fi jaaraat pour beneen émission Salam ci xol parce que naka lañ koy waxatee collectif bu nekk am na fi 4 émissions kon war na fi jaaraat moom ak ñeneen kon vraiment ñu ngi koy jaajëfal di ko jox cër ndax waxtu wee ñu dab bu baax a baax waaw waxtu wee ñu xoj mais big up ñëpp de passage yi nga xamante ni bon voilà ñu ngi doon suivre ci réseaux sociaux bi du côté de la France Momo qui nous suit sur les réseaux sociaux Adja Ndiaye du côté de la France ma koy jaajëfal bu baax aussi di ko souhaiter une très bonne écoute et sans oublier mon ami mon frère Mamadou Bilo et gars yi ñu suivre bonne nouvelle Mendy et may jaajëfal ñëpp franchement. merci beaucoup gars yi kon nag waxtu wi moom moo jot pour seen émission Salam ci xol yéen ñi bëgg a participer ci seen émission Salam ci xol mën ngeen woote ci 77 631 87 71 maanaam ngeen yónnee texto ci WhatsApp ngir ñi bëgg a participer bu ko defee dañ jokkoo ak yéen ngeen participer ñëw fii live def ba mu baax que le slam s'enflamme 94.5 ñu leen di jox ndaje talaata bi di ñëw ci beneen émission inchallah même heure même fréquence wax leen ma dama di mala ba ñu may jéng nit ku bawul sine barak sang waay ngeen war a xam ni sëñ bee ma gën a dëng léeg-léeg saa sëriñ naagu daagu di bàkku te naan maa fi buur waaye daa réere mbir ni si ket buñ ko dee wax du sikkin gi gudd faas yu rafet waaye xuur yee tax ne waaye daaroo ja xam loo ne ma lu ma musta xam fenn dëkkee ci naqar ba sàllamiñ tàmmatul fenn ne daaroo ja jëmb naa fa sullu xoog maa fekk domo daa ne boo matlewul ne wuma la boo mokkalul waaye boo matlewul keroog sa dere tey doon daa ma ne lu tax daara yu sangu xam dañu leen di wàññi